24 tey ñu ko seeni waxtaane lu soxal mbirum Miss Sénégal bi nga xamante ni gis nga scandale yi ni mu bëree alors yow yaa ngi suivre affaire bi à l'étranger naka nga ko gisee ban jàngat nga si am. waaw tout d'abord asalaamaaleykum Moustapha dama lay nuyu bu baax di la ziar di ziar aussi waa Sunugal 24 yëpp képp ku baaxoo rek di seetaan S24 TV di leen nuyu ñëpp di leen sant wax nga wax bu am solo ban boo daanaka sax damay gën a fàttali nit ñi ne kër man ci kër gi laa bokk donc lu ñaan picc nga ci ko waaye xel maa ngi suuf donc lépp luy actualité Sénégal daf ñu daal di soxal bu ñu xëyee ci nekk ci la ñuy nekk di ci gëstu coow li nag bari na trop jàppal Miss Sénégal bàyyil Miss Sénégal mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dañu koy ñaawlu parce que ñun dañoo fonk jigéen ba lépp loo xamante dafa jóg pour gàkkal deru jigéen daf ñuy daal di naqari mbir mi nag daanaka duñ na guléet la lu mel ni yàgg na am te peut-être bu ñu waxtaan bi gën a xóotee dinañu def ba wane ni secteur yu bari li nga xamante ni gis nañ ko ci Miss Sénégal bi aussi am na fa mooy lan jël ay jigéen di leen utiliser di leen def naka sudul noonu di leen defloo naka sudul noonu loolu lu ñuy ñaawlu la te je pense que ni aussi comme lu ñu wax ne procureur aussi dafa war a autosaisir ci dossier ci nga xamante ni mooy lu ñaaw li nga xamante ni am na parce que tamit bu ñu ne mbirum viol bu ñu ko tuddee mbirum abus sexuel mbirum proxénétisme loolu waruñoo sax xaar ñu leen ni wax ne lii ak lii ak lii de suite dañoo war ju taxaw pour leeral affaire yi rien que pour l'image du Sénégal parce que quand on parle de Miss Sénégal da nga war a nekk ambassadrice tey ji peut-être ci contexte sanitaire bi nga xam moom la àdduna di dund moo tax mais jamono gi normalement Miss Sénégal Miss dëkk boo ko nekkee war nga war a mën a dem participer Miss Afrique ba Miss Monde te loolu lépp nag image Sénégal nga fay représenté donc état lu ñu war a njëkk a lijjanti mooy comité d'organisation bi Moustapha ban légitimité la ñu am ba ñu ne Miss Sénégal si loxo Aminata Badiane lañ ko teg ak ci yenn fànn lañ ko fa tegee. ak kan moo ko loolu dinañ ci ñëw Seydina mais dafa bëgg ñëw d'abord ci li nga xamante ne mooy feey daw si nga xamante ne mooy nekkoon Miss Fatick nga xam ne moo nekk Miss Sénégal bu 2019 moom dafa jàpp ne dañ koo violé yow bi nga ko déggee mu wax waajuram bu jigéen wax ndax jàpp nga ne naka nga gisee yow ndax yow pour yow thèse viol bi lu yenu maanaa la. waaw man lu ma ci jàngat bu ma ci am mooy erreur bu am yëpp mooy waa comité parce que ñoom pour man waruñu woon teel a wax ci affaire bi tant que maîtriser wuñ ko woon dama bëgg a fàttali nit ñi balaa maa tontu sa question que ni ñoom ba ñuy répondre instant boobu déglu wuñoo ni sax femme bi wax na wala yaay ji wax na parce que ñoom dañ nekkoon ci point de presse pour def benn bilan pour rek li nga xamante ne moom la ñuy defoon samedi passé muy élection Miss Sénégal bilan bu siro lañ ne devant la presse question ci lañ ko dugal femme bi tontu mais tamit dinaa si ñëw ba ñu dégloo yaay ji wax pour man wax dëgg yàlla mën naa wax ni doon wàllu irresponsabilité am na foofu parce que Moustapha sa doom doo ko yar ba ñaar fukk atam daanaka jege na mu dem ñëw kat indil la ab ëmb dégg lijjanti wuñu ko xamuñu fan la ko jëlee moom pour man moment boobu dañu waroon a alerter xale bu nekk boo juddoo ba màggee di nga laajte yaay an sama baay gone gi jigéen gi tamit naka la ñuy war a mën a sàkkoo lu mel noonu nga xamante ni lii ku ko def minimum di nga tëdd 20 ans de prison yow nga nëppal ko pendant 9 mois nga nëppal ko pendant 5 mois après la naissance de l'enfant waxoo ko lijjanti wuloo ko pour man fu côté boobu rek laa leen mën a condamner parce que pour moi war nañoo war a mën lijjanti kan mooy bàyyi doom bi ak kan mooy def jëf ju ñaaw bi ne serait-ce que rek pour yeneen yi nga xam yeneen sénégalais yi nga xam ñu ngi koy dund parce que ba coow lu ñëwee kat dafa judduloo yeneen coow lu bari yu antérieur yoo xamante amoon na ci dégg nañ Miss Saint-Louis dégg nañ Miss Matam dégg nañ Miss Kolda de 2016 à 2020 yëpp ay scandale la donc pour man coow li fa la waroon na waruñ koo nëppal parce que li tamit dafay xaw a culpabiliser la fille naka la ñuy mën a drogué sàkku la ba ëmb jugee ba ëmb juddu si même bu ñu drogué sàkku la sax boo yeew di nga war mën a xam yow mi kat yegg nañ sa kaw doo jóge ci hôtel ba te lijjanti woo lu xew côté boobu la ñuy mën a condamner la fille mais jëf ji nga xam ne jëf ji ñaaw yooyu nag moom waa communauté bi ñoom seen deru ci set. ok wax nga ko waa comité bi seen deru ci des foofu lañ mën a condamner la fille
mais bu ñu dellu si waatee ci vague de contestation wala de délation la ñuy wax sax ñi nga xamante ne jigéen ñëpp ñu ngi koy def jamono ji cité nga ko léegi Miss bu nekkaa ngi wax ku nekkaa ngi wax fan la ñu mën a jëmee parce que am du lu ñuy wax lépp tamit mën nañu jàpp ne dëgg la parce que am na ñoo xamante ne ñi ngi wax yoo xam ne amaana ñoo ko nangu woon wala amoon na naka nga gisee loolu tamit est-ce que tamit parfois du dem ba ñu chargé ñële ba mu ëpp. waaw xam nga problème mooy ñoom tamit ñoom elles sont toutes coupables problème mooy am na yoo xam ne gis nga loolu dëgg Moussa waroo ko nëppal lu ñaan ñax bu wow bi day lakk bu tooy bi parce que mënuñoo comprendre yow ngeen ñëpp ngeen dund loolu alerté wu leen woon seen morom yi nga xam ne ñu ëllëg parce que nit ki booy xeex comme ñun muy yow wala muy man lu ñuy xeex ñun xeexuñu ko pour ñun dañuy xeex pour ëllëg dañuy xeex pour suñuy doom donc ñoom ne serait-ce que même bu ñu dénoncé nañu dénoncé pour les futures Miss mais dañu bàyyi ba lii am ku nekk taxaw di génn sa coin naan lii wala lii pour man ñoom ñëpp c'est irresponsable de leur part mais tamit nag war nañ ci war a mën a jëlee ay enseignements yoo xamante ne tey jii pour ne serait-ce que pour rétablir l'image du Sénégal ñu daal di dissoudre comité bi ñu wax ñu yan droit la ñu am ba war a mën a organiser lii parce que tamit am na si koo xamante ne benn ministre moo ko ëmbal moom nee na dañ doon génn porté wu ko plainte coow mooy Miss Kaolack bi wax na ko dégg ngeen lu mu wax Miss Saint-Louis bi mook Amina Badiane jotoon nañoo songante ba xeex ci benn hôtel donc loolu lépp mu ñu nekk di ko nëppal kenn ku si nekk am na loo si dund ku si nekk Miss Matam bi dégg nga lu mu wax moom neen Amina da ko jël di ko présenter ay góor ci ay néeg donc nag lii il faut que ça cesse il faut que ñu jël si ay mesures pour mën lii mu daal di jeex ci mim réew bu ñu ne waru ñëw wax fu ñu waxee jigéen wala wax Miss rek xëy lépp ñu ngi dem ci ay wàllu promotion canapé xëy lépp mi ngi dem ci ay wàllu cagatu déguisé xëy lépp mi ngi dem ci ay wàllu abus sexuel te bu njëkk ñun daan nañ ko dund bu daan nañ fekki Miss Sénégal bu njëkk da nga naan nekk une vraie ambassadrice respectueuse gis nañ ko fii ñu suñu bari tey ba su mel ni tey ki nga xam ne moom la Sénégalais yi peut-être fàttali ko mujj muy Kati Chimère gis nañ après bu ñu paree action yi ñuy def yi mel ne nga ñu ànd ak ay première dame ngeen def ay action sociale pendant une année mais depuis que la fille a repris affaire organisation wax lañ ñu rek lan loo xamante ne lay action sociale yoo xamante ne am na ay miss yu koy def bien vrai que je les respecte parce que j'ai un ami boo xamante ne mi ngi liggéey ci biir je les respecte beaucoup tudd nañ ko si bu baax a baax mais nag dafa am loo xamante ñun bu jotee muy intérêt Sénégal moom moo ñuy gënal lépp du ñu nangu nag kenn kuy taxaw di yàq deru image Sénégal di yàq suñuy sista loolu moom du ñu ko nangu ñoom bu ñu ko nangoo ñun du ñu ko nangu lii fii lay yem ñii si tam nañu jël seen responsabilité te xam ni jëf yu ñaaw yi ñu def aussi am na si bëri ñu aussi dañ see ànd. ok parce que pour lan je m'explique xaaral ma expliquer parce que lu ma ne dañ see ànd mooy mënuñoo jël di la teg benn mbir pendant 4 ans 5 ans ñoom peut-être am na ñoo xam gis nañ ci alal bi gis nañ ci benn niveau de vie boo xamante ni am nañ ko wala ak ay yenn relation yu ñu ci am moo tax ba du ñu wax ba tey nag bu yëfu ne Fatima Jonn bi ñëw ku nekk bëgg see prox ndol bëgg see wax waroon nañ kaa wax bu yàgg kon amaana lu dal Fatima Jonn du ko dal. bu fekkoon ñoom laata alerté woon ndax démb am na ñu doon wax ay naan autosaisine am na mais autosaisine amul bu dul benn plainte boo xam ne Jamra rek def na ko ndax yaakaar nga suite judiciaire am ci affaire bi. non falaa bu da ci am loolu moom bés bu ci amulee ma xam ne état du Sénégal état bu gën a irresponsable ci àdduna bi la parce que ndax mu sawa fu wàllum viol suivi de grossesse fu mu toll fu mu mën a nekk muy ndeyu mbili porter plainte ou pas yoon dafa war a àddu par A ou B te loolu nag lu ma la wax nii ñu ngi ci samedi balaa lundi balaa midi 1h di nga dégg information dina jug ndax di nga dégg procureur dinañu commencé yónnee convocation yi loolu moom bàyyi ci xel bu baax yoon dina àddu te dina ci àddu parce que lii du caaxaana xale bi dina yàq avenir am yàq jàngam juddaloo ko doom boo xamante ne amul bàyyi mais loolu duñ ko bàyyi mu sedd benn ñaar am na si mbir yoo xamante aussi ñi ngi ci biir yu gën a grave yoo xamante ne aussi gars yi waxaguñ ko du ñàkk aussi dinañ ci ñëw mooy lu ma la waxoon sànq rek ñi nga xam ñoo nekk 2016 bu ñu ëllëg ku ci bëgg a bokk say waaju dinañ la tere donc moo tax ñoom foofu lañu amee part de foofu la seen responsabilité ak ñëwat tey amaana tey kii nga xam ne moom lañ ko namee barki démb ay waajuram dinañ jug ba dinañ ko té
fenn doo ko dégg dina fa dem te bu waajuram xamoon teeloon xam lii kii duñ ko bàyyi mu bokk ci loolu nag war ñëw taxaw ay magum jëmm bëgg ñoo taxaw di yàq suñuy xale réew. allo allo dafa mel déggatuma la de allo. bu kii di wax quoi bu ma génnee allo waaw mu ngi nii di ma wax allo. waaw dama daw ma ne bu ñu déggee Miss Matam mu ne Amina daf ko demandé pour mu dem si benn chambre daal di fay rejoindre benn góor déjà loolu xam nga loolu c'est grave loolu yaa ngi jaay xale yi à quel prix. à quel prix mais tey jii Seydina. dafa am feneen fu ma la bëggoon interpellé sànq ba léegi maa ngi lay dégg say biir wax nga ne am na yeneen yu grave yu nekk ci biir yoo xam ne génnagul lan nga ñu mën a wax ci yu grave yu nekk ci biir loolu lu génnagul lu weesu li ñu gis nii. non xam nga tey jii lépp lu ñuy gën a dem lu ñu naan lu guddi gi gën a tàng lu guddi gi gën a avancé yaram yi gën a tàng parce que tey jii ne kenn mënatul retenir sa bopp ci ay métit wala yoo xam da nga ko dund ci biir Miss élection Miss Sénégal am na ñoo xamante ne pour ma wax la loolu dama la excuse am na ñoo xam pour ñu voyage yi dañu leen def Amina dafa leen def ay faux test PCR ay faux test PCR pour ñu war a mën a voyage déjà loolu rek crime la. faux test PCR maanaam pour ñi nga xam ne comprendre. non mais test que ñu am ñu jógee ay extérieur pour ñu assister affaire wala bu ñu waree voyage wala yooyu dem sa passeport nga ko yónnee quelques minutes après mu yónnee la sa test Covid. moom moo doon am na si nga xamante ji voilà donc loolu lépp dañ ko war a leeral ba pare lu ma ci gën a naqari mooy tey jii ki nga xamante ne tey jii dañ kaa ëmbal tey ba doom ji judd la ba am 5 mois mais xale boobu Moustapha nañ ñu wax ndax xale boobu métis la wala nit ku ñuul la bu comme ça ñu war a mën a écarter benn piste bu dee métis la ñu xooli naa yan ñett naa lañ invité woon ñu xool ñooñu bu dee nit ku ñuul la nag loolu xale bu jigéen bi nga koy wax ak yaayam. non loolu laa wax moo tax ma ne moom Fatima nañu wax xale bi ndax métis la wala du métis bu ko defee nag dinañ mën a écarter soit ñu ne comité directeur bi kat du lii seen organisation bi comité d'organisation bi peut-être du si ñoom parce que am na ñoo xam tudd nañ leen si am ñoo xam tudd ñu ngi tudd naar yi jógee Dubaï xaw ma donc nag loolu mën na ñëw tax ñu mën a écarter benn piste pour mën a concentrer sur l'autre piste ñaar aussi mooy kii di Amina wax dëgg yàlla nit ku matadi la nit ku arrogante la parce que boo déggee ni nga xam noonu lay waxee parce que man dama si yor ay conversation mais jéggalu na de pourtant jéggalu na de. non du question jéggalu problème mooy question de comportement la nu muy comporté ak jigéen ñi dafa mel ni te moom dafa ñeeñoo yor liggéeyam ñeeñoo yor wërsëgam mais dafa mel ni dafa leen xeeb dafa leen ni manque de respect et les insultes man yor naa ay affaires yu grave yoo xam ne peut-être ay c'est des conversations privées mënuñu see avancer lu bari mais man loolu c'est juste pour moi am idée nu muy comporté wu ak les filles respecté wu leen faale wu leen les filles pour ñu am seen billet avion sax wala parfois wala frais de voyage sax dañ ciy daw bay bëgg a dee. bu fekkee dafa leen mettre dans des bonnes conditions loolu mën naa wax ne tey jigéen ñi am na ay mission xam dund nañ ko wax nañ ko nee nañ bëccëgu ndar kàmb ñu yor seen valise génn hôtel bi taxaw di ku nekk di wut foo jëm yow bu fekkee da nga leen jëlal hôtel le lendemain de l'événement affaire bi day jeex mais ñi nga xam dañoo dëkk ci région yi may leen 48 heures le temps ñu xool ni ñuy ñibbee munoo nekk hôtel munoo nekk ci benn événement ba 6 heures du matin nga war a xëy ñu ne la avant midi war ngaa quitter chambre d'hôtel te nga war a ñibbi Kolda wala ñibbi Kédougou problème mooy moom ay esclave la jàppee woon xale yi ci gàttal. loolu nga wax ay esclave la jàppoon xale mais responsabilité état au Sénégal ñoom ñu jël lépp lu doy ni organisation Miss Sénégal nga xam ne image yu dëkk bi la am na ñu koy wax sax mu teg ko ci loxoy kenn loolu tamit est-ce que état bi amoon ci responsabilité. waaw mais lu moom laa la wax sànq moo tax ma ni man lu ma jaaxal mooy ñoom ban légitimité la ñu am ba ñu ne Miss Sénégal ñoom ñoo ko war a organiser bu fekkee aussi dañ leen ko jox ci yan conditions lañ leen ko joxee. est-ce que cahier de charge bi nga xamante ni Ambroise Gomis moo ko jox. mais est-ce que cahier de charge bi nga xamante ne tey jii mais xam nga même bu ko Ambroise Gomis joxee
am na loo xamante ne cahier de charge loo parce que lépp lu jëm ci image yu Sénégal rek état daf ci am part de responsabilité à 100%. donc war nga war mooy même rajo sax sa rajo boo ko ubbi am na cahier de charge bu ñu leen tegal est-ce que cahier de charge boobu respecté na ko ci yenn conditions lañ ko joxee ndax c'est une durée indéterminée wala dara parce que tamit il faut que sénégalais xam am na loo xam ne Moussa wax dadul suñu aada suñu cosaan waruñoo war a mën a jur sa doom ba fu mu toll ñu koy dégg si ñàkk fayda ci ay diw dañ koy tëddee di ko jox xaalis di ko tëddee ci ay lan affaire ñàkk fayda. kon yow d'accord nga pour ñu retirer licence bi d'accord nga pour ñu retirer licence bi nga xam ne moo tax ñu animé kii bi. d'accord naa si te keneen ku ñu koy war a mën a joxe na am ci conditions yu leer te lépp lu ñuy joxe na nekk lu transparent ministère de la culture lan moo fi jëriñam lan moo tax ministère de la culture mënul nekk benn comme CNG de lutte bi ak ministère des sports ak lutteurs yi CNG moom moo nekk si diggante bi pourquoi ministère de la culture mënu jël ay responsabilités Miss ça existe partout dans le monde mais lu ñu dégg Sénégal duñu ko dégg fenn na ministre de la culture jël ay responsabilités état du Sénégal jël seen responsabilité ñu xool naka lañ ko Maurice Amoura Ngom nekk rek ba lu fi jugee Miss yëpp ba tey ay ñu si bari ay dañuy siggi di xool nit ñi ba tey dañuy siggi di xool nit ñi maa ngi fàttaliku jabaru DJ Boubs bi Mame Diarra mosoo ko dégg su lu ñàkk fayda pourtant moo nekkoon Miss Dakar nekk première dauphine Miss Sénégal donc femme bi boo gisee aussi ma ne lu bari parce que boo dee xam nga bu ñu nee Miss Sénégal dañ koy tànn critères yi taar fa ne nit ñi dañuy wax taar d'accord dëgg la mais lu ci gën a am solo mooy culture générale bu fekkee sama mémoire baax na. waaw mais yow mënoo taxaw ne kii dafa jël Miss Sénégal ñi culture générale am baax te nga ñëw taxaw na ay nulaar la woon ci école ay notes yu bon la doon am loolu moo tax mënul am bourse te bu ñu nee taar am na ñoo xam ñoo ko dàqoon wax dëgg yàlla ba mu koy gañ am na ñu ko dàqoon te joxuñu ko bu fekkee nulaar la woon donc amul culture générale bi yan critère lañ ko joxee parce que dafa yaakaar ni benn yambar la boo xam ne boo ko santee ne ko defal kii dina ko def boo ko santee ne ko tëddal kii dina ko def. mais même tamit Amina boobu nga tudd moom kese du ci responsable parce que am na benn comité bu nekk ci ginnaaw gis nañ ci beneen Seydina bi gis nañ ci Pape Faye ak ñeneen mais dañuy gis ne toujours moom mooy gën a exposé wu. alors responsabilité ñeneen ñi lan moo waral tey jii ñun ñii duñ ko évoqué lu bëri. xam nga da nga wax léegi parce que yow da nga ne moom mooy gën a affiché wu parce que xam nga ñoom dañoo bëgg bu ñu jiite dara rek wala nekk si dara ñoom ñooy gën a fës nit ki nag tey jii bu fekkee yow rek yow yaa jiite yow yaa fës mais lu ñëw yow la ñuy wax parce que moom moo nekk contact direct avec les filles te ñi nga xam ne dañuy jógee ay voyage yu ñëw moom la ñuy waxtaanal moom lañ ne moom mooy gérer billet d'avion yi comité d'organisation bi mooy Pape Faye ak Seydina bi nga wax man Pape Faye miinu ma ko mais Seydina wax dëgg yàlla c'est quelqu'un que je connais très bien yàlla dafa def xamante nañ ëpp na 10 ans te gis nga lu may wax ni teewul sama dëgg bu jot dama koy wax ñun ñëpp yàlla dafa def aussi ñu bokk tour maa ak moom bokk datu anniversaire donc mu nekk koo xam ne je le connais très bien mais man ñoom ñëpp seen part de responsable daf ci am parce que femme bi bu fekkee lu mu wax dafa ne ba mu ñëwee mu ne ko Seydina ne ko yow mi kat yow mi doo yow xamu lan doon naan te xamu yow doo bokk ci voyage bi kee Alberta Diatta yow yaay naan te bi yow ay yu mel noonu donc loolu bu ñu ko defee def nañ lu ñaaw def nañ lu jaaduwul te dañ koy dénoncer nag ñoom ñëpp nag ndax bu ñuy tas tey duñ du rek Fatima rek mooy dem ñoom ñëppay dem ndor Pape Faye vu son expérience ak son rôle de père de famille am na ñoo xamante ne waru koo nangu ci kanamu ay moromu doomam donc responsabilité moom sont partagées ñoom ñëpp ku nekk am nga ci part de responsabilité. moom gis nañ ko mu jéem expliqué moom Pape Faye sax doon na jéem a expliqué pour affaire yi mais dañoo gis ku expliqué rek dafa mel ni da ngay accusé li ñu naan qui s'explique s'accuse moom def na explication mais yaayul tamit quoi. mais booy mooy xam nga lu dëgg parce que affaire dafa leen bett ñoom mosuñoo yaakaar ni xale bi dina génne nii ak moment bi nga xamante aussi moment bii la génnee comme juste ñu doog a jóge ñoom si benn événement donc seen programme yëpp day tombé à l'eau donc ñoom fi nekk dañuy wax ni pour jéem a sauver seen bopp te loolu nag mënatu fi am gis nga waa média génne nañ seen logo nañ ko fi génne waa CFAO gis nga ko luñ seen réaction te ñeneen ak ñeneen dinañ si génn parce que seen image la ñuy sàmm Sénégal nag tamit noonu la waree mën a sàmmee son image moo tax il faut que ñu réagir le plus rapidement possible. Jamra porté na plainte ñu ngi seen rôle Jamra porté nañ plainte. yàgg na ci Jamra yàgg na ci Jamra tey maam Makhtar Gueye ñu tax ñu saisir ñun ci lañ bokk
gars yi jël na yenn kii puis tagee ko ci expliqué ko après en privé lépp li nga xam moo xew ñu jug du ñu guléet la parce que depuis temps wu rangoog lu mës a xew si ñaaw Jamra dañuy jug même bu dafa jot sax tey Jamra état du Sénégal dafa war a liggéey ak moom ci code ci yu mel nii di ko di leen jàppale di leen dooleel ñoom ñoo fi nekk li fi ministre waroon def ñoom ñoo ko def léegi nag ñi ngi xaar nag léegi nag lii ba fan la ñuy yóbbu ak lan mooy ëllëgu lan mooy njeexitalu coow li bu fi jógee ak ëllëg perspective parce que trop c'est trop dafa am seet naa ba benn témoignage benn ministre def mii lu graw je pense que loolu dafa ëpp ñu romb ko noonu passé ko sous silence mooy mu ne dañ leen daan yóbbu di leen présenter bu amee ñu ñëw dañuy jël ministre joxe leen comme teraanga am na ñoom dañ leen di yóbbu offrir leen gan yi comme teraanga mais mii lu doy waar loo xamante ne benn proxénétisme boo xam ne ñi ngi koy def loo xale yu jigéen yi nga xamante ne prostitution de luxe lañ ko mën a tuddee. ah mais loolu am na loolu moom je pense que ni wax nañ ko waxati ko parce que tey lu ñu wax ni yëpp tey ji bu ñu gis rek ni tey peut-être kii Fatima moom mii moo wax mais les ministres ay 2017 ak 2016 2019 la moo tax tey jii ñoom ñëpp ku nekk taxaw di kii am ku nekk dund nga ko donc moo tax ma ne la tey ji lii dafa jot ñu war ko mën a arrêter parce que dafa ça mérite une enquête approfondie ku nekk war nga jug taxaw nañu convoquer ministre yëpp devant le procureur ku nekk taxaw wax li nga dund procureur noté ko ba pare doog a woon ndeyu mbill bi ñoom nañu def association nañu booloo wala ñu créer benn groupe war sa wax ñoom ñoo si nekk les victimes de Amina Diatta de Amina Badiane ñoom ñoo si nekk taxaw expliquer man am na si ñoo xamante ne bu ñu waxee peut dama naa ñii dañuy yokk mais am na ñoo xamante ne day fii yoo xam bu ñu waxee dama naa xam ñii li ñu wax ci xol lu jóge te wax dëgg yàlla lu ñuy dund la ñoom ñëpp nag mais nag xanaa ñëpp mënuñoo bokk ferandor yow mënoo taxaw tout le temps nga ne yow yaa am dëgg yow loolu mënul nekk mu sama il faut que état bi taxaw revenir bi nga léegi sa diggante ak Seydina bi nga xamante ne mooy coordonnateur comité bi Pape Faye xam nga ko lu bëri mais dame bi Amina Badiane moom tamit yàgg na dund Europe yow nga yàgg nekk Europe ndax mës ngeen a xamante wala ndax mës ngeen a jaxasoo yee ñaar mës ngeen am échange yu jëm yu mel noonu non mosu ñoo xamante parce que man en général diaspora bi ñu fi nekk ñëpp di xeex ngir njariñu émigré wala ngir njariñu diaspora bi ñun ñëpp dañuy xamante mais boo ci nekkee nag nekk ci leneen amuñu intérêt pour xam la wala pour fréquenter la mais démb dégg naa ay témoignages yoo xam wax nañ ko ci moom yoo xamante ne lu ñaawtu loo xamante ne mënu ma ko wax ci émission bi ndax sagalul deru jigéen man bëgguma fenn fu ñu nekk ci leneen comme boo nee nekk ci leneen comme lan nga bëgg wax foofu non mais moo tax man la démb xam ne ay nit ñëw génn dugg nañ wax loo xamante ne tey jii nekk nañ ci di wax ay mbiram c'est sa vie privée wax dëgg yàlla aussi même su ma ko xamoon sax tey jii muy loo xam day gàqal deru jigéen parce que tamit bon peut-être moom mi ngi doon ci élection Miss Diaspora yi nekk daan nañ organisé je pense que ni mook Seydina depuis Italie lañ commencé di liggéey daanaa ko dégg ci ay affaire Miss Italie ak yu mel noonu donc je pense que fa lañ commencé di liggéey ba nañu ñëwee Miss Sénégal donc am na aussi ay filles yu defoon dem ay témoignages si diggante moom nijaay d'état yoo xamante ne buñ si ñëw c'est sa vie moom la engagé ñu lu ñuy engagé rek mooy lu ñu soxal mooy moom ak les filles sénégalaises ñoo xam dafa leen jëli pour s'enrichir mooy lan di leen jaayloo seen bopp di leen présent mu mel ni sa connexion bi dafa xaw a kiite connexion bi soo xene rek won ko benn montre en or en or boobu naka lay live ba jeex na mu mel ni dañoo am jafe-jafe ak Seydina mi xam ne ñu leen àndal ci waxtaan bi xam naa du ñàkk dinañ ko jëlaat ci kanam su fekkente ne lépp jàppandiku na rek su jàppandiku ñu daal di fay jaaree yemal def waxtaan bi ba beneen yoon incha allah. waaw mu mel ni Seydina voilà. waaw non Seydina dafa génn xam naa sûrement dafa am problème connexion mais mu ngi ñëwaat léegi Idel Nia donc il a écrit sur WhatsApp pour revenir mais Moustapha
yow sa jàngat ci boo dégloo li nga xamante ni moom la. yow laay laaj sa jàngat waaye ma def suma posture. mais Moustapha c'est parce que dama dégg mu wax yenn wax yu nga xamante ni je pense que c'est extrêmement grave pour man surtout fi ñu toll ni jamono ji Seydina mu ngi nii dugg si waat la jamono ji ñu toll ni bu ñu waxee que ni comité boobu di organiser day def ay faux test Covid alors ay que ñu xam Covid bi ni ñu ko gérer dans le monde ana responsabilité ñi nga xamante ni ñoom ñooy bind pour attester que ni ñooñu def nañ ay test et en réalité seen passeport rek la ñu yónnee donc boo xoolee mbir yi dafa am lu nga xamante ni war nañu ci allo waaw Aliou boo mënee toog sa question parce que am na solo trop mais dégg nga ko dafa dagg test yi la wax nee na boo gisee faux test yi ni ñu ko defee loolu dafay wane ne am na benn responsabilité am gën na yaatu fi ñu ko yaakaaree parce que loolu am na ñu koy saytu Aliou ma bàyyi la nga posaat sa question bi comme waaw Seydina comme ni ko Moustapha waxee maa ngi doon wax ci faux test yi mooy ñi nga xamante ni dañu yónnee seen passeport rek ñu jox leen test boo xamante ni mooy firnde que ni am nañu Covid ak Covid bi ni ñu ko gérer ci àdduna bi ma jàpp ne responsabilité bu ngande la ci kenn ku si nekk war a def de sorte que yow doo ko am te doo ko wàllu keneen donc fagaru gi war a yaatu ba fépp te loolu ñu xam xeex bi nga xamante ni état yëpp ñu ngi ko ci def tey bu ñu doon situer les responsabilités naka la ñu def ñoom seen ban link la ñu am ba war a mën a am carnet yooyu nga xam ne firnde na kii ni def na test Covid ba ñu jox ko. waaw xam nga loolu mooy wane ni aussi femme bi capable na lépp parce que koo xamante ne yow sa xel mi ngi xalaat ni yow war nga war a mën a defar ay faux test nga xamante dafa am code QR nga xam boo ko defee boo si scanné code bi day génne tur bi génne date bi donc ñu am fexe ba defal ko lu mu jóg envoyé nit ñi pour ñi si voyage pour war a mën a def ay tournée wala ñëw assister ces cérémonies ñu taxaw di ko san loolu déjà loolu délit la ndax ñu ko defoon aéroport dañ leen a jàppoon kenn am tamit fi taxaw di jël ay document administratif nga di si def faux et usage de faux donc loolu rek déjà délit la leneen nag mooy booy woote naa nga bëgg sa yow yaa war a jàppale sa réew bu jógee taxaw xeex ñëpp xam nañ contexte crise sanitaire fu mu toll ku nekk yaa ngi xool naka la yow mën a fàggandikoo ngir rek war a mën a aar sa mais yow ki ngay xam na ko yaa koy indi si cérémonie ñu def ay test mu ñëw on na am na ko wala amu ko bu dem yóbbaale ñaata nit la ko war a mën a wàll ak Covid nu mu gaawee déjà foofu man fa laay gën a bëgg a alerter nit ñi il faut que nit ki nga responsable donc si tu es irresponsable mun a am makaano tax da ngay gérer comité lu ñu naan comité d'organisation municipale ku ñu tuddee Sénégal lu rëy la y a l'image du Sénégal qui est en jeu y a l'image du Sénégal boo xam ne dañu ko war a préserver wax naa ko joxe woon ay exemple ay miss yoo xamante ne ñëw fi jiitu woon jamono jooju boobu y avait des valeurs yoo xam moom lañu daan def ci Miss Sénégal mais malheureusement léegi amatu ci léegi ñëw la taxaw file la ba pare ñu ne kii moo gagné bu njëkk da ngaa ñëw taxaw Miss Sénégal boo da nga mel fi dem examen école donc bopp da cee baax te mun pour man taar c'est quelque chose boo xamante ne moom mooy lu gënoon ci Miss man pour man donc il faut nga jël bon exemple mais boo ko jiitee di dox ci ay faux usage de faux ba pare bëgg a taxaw di yee nit ñi wala bëgg a taxaw ne yow da ngaa bëgg réew loolu dama naan loolu ay ci la du dëgg. mais dana encore une fois damay alerté waat. Sunugal 24 même Sunugal 24 lépp luñ ci mën a wax lépp luñ mën a wax Sunugal 24 kilifa dañ koy dama leen di point du doigt nañu réagir lundi avant 13h nañu réagir parce que lii nag luy ñàkk bu amee kër daaw jóge dañuy état ci Sénégal seen responsabilité. ñu ak ma fay may interpellé la fa tuuti parce que am na ñu bëri ñu jàpp ne enquête bu avancé parce que dañ cee tudd ay ministre waaw doon naa ci waxtaan ak benn naataango si mu ne tax amu ci yaakaar mooy dañ ci tudd ay ministre te bu yéegee ba ci kaw dañuy xalaat mu dugg foo xam ne war ko woon a dugg alors loolu ndax yow am nga yaakaar ne enquête bu ñu ko toppee di nécessaire non loolu mënu ko paare parce que ministre bi nga xam moom ministre bu ñu tudd Matar Ba il est de Fatick moom day ñëw pour ñaan ko solliciter ko non damay jox exemple rek waaw xam naa fi nga wax fi ngay ñëw dama ñëw xam naa li nga wax quoi dama ne mi boo xam ne lañu ko tudd mooy Matar Ba la ñu wax te boobu dañ ko solliciter ko aide en tant que ministre des sports en tant que jeune en tant que maire de Fatick mu ñëw jàppale leen pour loolu amul danger mais beneen yoo xam ne dañ ne dafa ëmbal dama jaar si digg bi dafa ëmbal ci Kaolack kooku da doon génn ak Kaolack
ku nekk je pense am nga ci droit génn ak nit ki ngeen dem nag ba am ci doom juddu ci je pense que ni Miss wax na ko nee na xale bi ñu ngi koy toppatoo bu baax am na bàyyi te viol doon génn am ñu seq ba doom juddu si donc pour moom loolu amul ak wax war na mën a incriminer ministre boobu bu fekkee am yeneen yoo xam dañuy tudd si nekk su noonu tamit na yéen dal seen kaw un ministre de la République doit donner de bons exemples. Voilà Seydina dafa am beneen question dañu soulever mooy dafa am yenn féministes yi def comparaison bi entre affaire Adji Sarr et l' affaire de Miss Sénégal ndax comparaison bi c' est raisonnable. mënuma ko boole ah bon mënuma ko comme parce que maa ngi dégg ñu Amina Badiane moom mooy Neex Jaay et tout donc pour man waruñ ko war a mën a boole léegi dañ ne aussi à part la lii mbir la loo xamante ne aussi bokkul gisuma ci boo xamante ni am na kenn ku nekk yéen sa cëggalu guy peut-être kii jëlee na ci ëmb kële jëlee wu ci ëmb donc nag kële seq naa keek sequl ñoo xam te ñun li ñu intéressé mooy Sénégal bi nga xamante ne am na te ñëpp gis ko mu nekk lu ne dem ba indil ñu bébé boo xam am na 5 mois ñun sa yaakaar nañu question loolu wax journaliste Dakar Buzz bi je pense que ni dafa amoon exclusivité boo xam ne xamul nu mu koy gérer daf ko dépassé parce que mënoon na ne femme bi kii kat gannaaw bu ñun wax yàlla xalaat nga ñu wane ko mais tey mën nga ñoo wax góor la wala jigéen mu tontu mu ne ñoo wax melokaana ndax métis la wala nit ñuul la mu tontu boobaa nag Sénégal lay xam. loolu kenn ñaar def rek moom moo ci defoon. maanaam mu pousse ko mu gën a sës daal. waaw mu gën a sës comme ça ñu mën a xam parce que kii da ngay jéem à la place des internautes da ngay nekk à la place ñu lay seetaan ak ñu déglu bu ñaari question bu ko répondre rek dina mën a xam loo xamante ne dina xaw a leer tuuti si bopp nit ñi ndax boo waxoon ku xew rek wala naar la wala métis la dañ naan dañuy ñett ñi nga xam ñoom ci hôtel bu jam ñaajo te daanaka ndey xadi dina maa ngi naan sax naa bañaa dinañu ko ñett ñi foo leen xamee woon ay ñan indil ñu leen fexe lañ ñëw sax am na pouvoir boo xamante ne jii relation diplomatique bu ñu am war enquête war naa mën parce que c'est l'avenir de la fille qui est en jeu enfant qui a besoin de connaître son père xale nag ku nekk yaa anam ñi ngay juddoo wax dëgg yàlla loolu moom yaa koy bind sax kenn du si condamné mais nañ ko jaarale si yoon. ok c'est suñuy responsabilité jël suñu responsabilité. avenir comité boobu lan la ndax ñu tas ko. wala ñu faral lan mooy avenir. tas dafay tas déjà amatul kenn nangooti yóbbatu sa doom comité boobu. kenn dootul nangu sax sa doom même ñeneen ñi fi ñëw sax balaa waajur yi di bàyyi di jox autorisation seen doom métti trop. amatuñu confiance. suñu confiance. te Moussa Ba nga xamoon nag de mais gis nga ñun presse bi am nañ ci part de responsabilité. ci naka rawatina imagine tey jii ñu naan émission yi tey gars yi lu ñuy xoolatuñu kii mën na wala mënul taar la ñuy xool na nga raf ñu teg la si kanam écran di la jaayloo di la jaay sa bopp. am na si bëri ñoo xam dañ leen di jox seen bopp ñu bëri ñoo xam da ngay gis ngay fay ko benn leeru 100 000 francs yaa ngi def émission 4 émission ñëpp naa rafet nga yaa ngi commencé def niveau de vie xamante ni dafa ëpp yow li ngay fayeeku amuloo oto jëlati taxi dootoo jël transport moom taxi ngay da ngay jékki-jékki nga wàccee oto ci benn salaire u 100 000 li ngay soo ba ngoon ma ëpp na 50 000 par émission te benn du soog ak sa morom donc foo la jaay foo la production déguisée bi conseil te loolu ça mérite débat boo xamante ne suñu kat dañ ko war a teg sur la table inviter les patrons de presse inviter des animateurs ñu poser le débat sur la table c'est très important. ok mais dafa am tamit beneen boo génnee Miss Sénégal dégg nañ tamit Miss Labado ñu tudd leen ci benn scandale benn soxna su génn mu ne dañ leen waxoon pour ñu def tout nu ci présélection bi je pense que suivre nga loolu tamit démb ci benn live. xamante ne live bu xool live lu nekk. lu nekk Labado mooy bu doon Thiès. waaw mais loolu la moo tax ma ne la scandale fi nekk am na ñoo bëggoon nañoo wax tamit lu ñuy dugg mais peut-être temps bi may la wala jëm am accès pour mën a dugg wax munul nekk mu accès peut-être mayu leen ko
mais tey jàpp na ni ñu wax rek am na 50% wala 5% yoo xamante ne des na lu ñu waroon wax te waxu mënuñu pour dox moo affaire bi dafa soxla fi ñu ko njortee Alex ne bëgg war na lii war na fee yem du fi yem Moustapha. anke dafay dem ba kon Seydina bu weesoo Miss Sénégal yeneen concours yi tamit jot na tamit ñu xoolaat ko bu weesoo Miss Sénégal concours yeneen Miss war nañ ko xoolaat tamit. voilà Miss Labado bu ak yeneen Miss yi ay defal nga Miss Soninké lu ne ngay gis donc yooyu yëpp nañ ko gëstu problème mooy état moo war a réglementé Seydina moo war a réglementé organisation bi parce que am na ñoo xam ne Seydina tamit seen bés ñëwagul te xam naa ne dina ñëwee ji mooy ñu nekk ci film série am ñooñu ñu def casting tamit ñu ngi def lu doy waar promotion canapé bi am na solo trop loolu tamit seen waaye seen bés ngi ñëw ñoom ñi nga xam ne ay producteurs lañu ay réalisateurs ay scénaristes lañu foofu tamit war nañ ko pointer du doigt moom laa doon wax sànq xam nga sànq dafa ci wàllu yem la ci wàllu animation yi mais tey xoolal série yi tey ñu fi ñëpp benn série ngay joué série yi xam nañ ni fay par touche daanaka njëgu 30 la rek mais tey xoolal niveau de vie bu ñu dañ ci am na si ñoo xam ne dama leen yor contact mais bu ñuy esatan ñii li ñuy sol fu ñu ko jëlee foofu la danger bi nekk te yéen ñii aussi ay producteurs ngeen il faut que tamit ngeen poser le débat. parce que ne serait-ce que pour am na jàkkaarloo nañ ak benn producteur sax moo tax ma dugal question moom laa waxal xam na ni waaw parce que voilà très bien li mel ni tey bu ñu amoon voilà day def ay casting aussi waaw moo tax ma ne le mal est profond. c'est vrai peut-être Miss Sénégal moo fi mais gis nga bu ñëwee ci série yi ñëw ci wàllu animation yi mais ñaata animateur fi gis tey lu ñuy niveau de vie bu ñuy dund ak dëgg yàlla même seen dër amuñu ko ah ñi nga xam ne dañuy joué benn pièce théâtre ngay joué ñaar wala dara après ngan yere sa passeport diplôme fu la neex nga dem boo nga xëy ndekkee añee Casablanca loolu lépp il faut ñu leeral ko Moustapha dëkk bi mënu la ci conditions yi mel noonu mais c'est ça am na si bëri yoo xam ne ko si peut-être man dama dul yëngu ci affaire people mais su ma waxtee lu bari dëkk bi dëgg la ci lu bari nag ñaawte pour ne boo xalaat waaw da may may foofu ñaaw boo xalaat mu joxe affaire ci côté boobu noonu mooy côté production bi côté promotion bi ak xale jigéen si lu nekk la leen jaral parce que bëri na ñoom ñi ngi accusé xale bu jigéen te amaana ñoom ñoo nangu parfois après ñu wëlbatiku jox parce que promotion canapé tamit lu existé la. Alors Moustapha man peut-être je suis producteur mais am na yenn niveau yu nga xamante ni du ma ci mën a répondre parce que tout simplement je suis producteur. Alors je gère benn équipe technique ak la production et donc casting bi ak yeneen yi dafa am ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñoo ko délégué donc da ngay gis parfois mën naa suggérer benn profil sax te du ma ko gis du ñu xamante donc du sax xam sama tour en réalité day xam rek que ni Top moom mooy producteur bi mais mën nañu dem ba film bi jeex du ñu gisee donc ñun ci li ñu nekk mooy ci créativité la ñu nekk ñun dañuy développer art. donc nekk ci yeneen imagination pour Sénégal toll ci yenn niveau yi et d'ailleurs soo xoolee film yi nga xamante ni produire nañ ko bu dee dañuy xool film bu gën a wekk jigéen wala bu gën a jox gëdd jigéen bokk na si film yi nga xamante ni ñun def nañu ko léegi à notre niveau dañuy xaw a un peu mal placé parce que nous sommes un jeune producteur un petit producteur bu nga xamante ni yeggaguñu si yenn niveau yi donc jotuñu rencontré mais li wóor mooy bi ñu defee suñu bànn annonce ba xam ne ñu tourné nañu suñu film parce que ba mu jeex mais fu ne ngay jotee appel fu ne ku lay envoyé audio na la man laajuma xaalis laajuma la naa rek génn rek boo dajee ku nga xamante ni xelam ne amul fu mu yegg yow nga sonal ko ci bëgg a génn et en échange mais kooku mën na la am yeneen yu nga xamante ni dina la ko wax bu fekkee da nga ko nangu ci rien que pour bëgg a siiw boobu rek après da nga koy accepté et li ci gën a graaw mooy très souvent ñoom dañuy accepter yooyu après dem ba quelques années après ñu door a conscient ci la ñu defoon pour yegg si niveau bi ñu yegg si donc seen niveau bi ñu toll dañuy dem ba am benn jeune ci fi ñu jaar ba yegg si fa et pourtant dañuy jàpp ne bu ñu gore woon sax war nañoo mën a yegg niveau boobu noonu après nag si la ñuy commencé di wax benn wax yi promotion canapé nangam donc li may wax les jeunes filles bi nga xamante ni ñoom ñooy bëgg a dugg ci milieu yooyu ku ci xam ne am nga talent
mais jaaral fi nga war a jaar nga xam ne loo yàkkamti li nga war a jot si sa aduna nga yàkkamti tey nga bëgg ko jot même boo teyee suba ni nga ko jot donc yàlla moom bi mu bindee nit ki kenn ku si nekk sa destin am na lu nga xamante ni noonu la ko bindee ak noo mën ci def nga jaar ci yoon bi gën a baax di nga fa yegg nga jaar ci yoon bi nga xamante ni waroo fa jaar pour yegg fa yàlla tuddoon na di nga fa yegg mais ëllëg da ngay dem nag da am ay regret donc yow di nga am succès nit ñi di la bégee et tout mais parfois bu ñu la ko waxee intérieur yow même da ngay xam ne franchement fi ma jaar ba yegg si fii waroon naa ko mën a bañ a jaar ba yegg si fii donc loolu lu jar a prêter attention la ak ñi nga xamante ni également dañu nekk dans la créativité bëgg yóbbu Sénégal fenn fi yenn image yi wala ñu di la associer si yenn wax yi boo xoolee da ko du ko jaar tey da ngay dem ba bu ñu la waxee sama doom day dem Miss sax doo bëgg nit ñi xam ndax sa doom day participer ci concours bu mel noonu ndax concours bi li nga xamante ni moom dañu si jot dégg si ñaari fan ak ñetti fan yi nga xamante ni weesu nañu également ñu gis ko ci promotion canapé ci casting yi ci rien que pour bëgg a siiw ma nettali la rek benn anecdote parce que sama première saison nag moo di bind sama tournée comme man maay producteur bi mais à ma grande surprise dañu ma ñëw ne ma telle personne kat nee na moom mooy produire Allo DG ndeke da si doon doxaane benn xale bi ci kenn alors vous imaginez un peu boo xoolee ki nga xamante ni benn yoon rek la ñu gisee mu xam ma après mu dem di doxaane ci turu film boobu et que xamul nan la ñuy def ba nga xamante ni dañuy produire film boobu xale jigéen ñi également ñu war a mën a yeewu mais man maay producteur u Allo DG pour ma doxaan la ban sens la ban njëriñ la am je suis le producteur léegi ban njëriñ la am pour nga war ma nangu pour ànd ak man nangu ci graw boo xoolee seen xel yi parfois c'est étonnant quoi non c'est ça parce que parfois ñu ngi dugal seen bopp ci ay problème yoo xam ne ñu ngi dugal seen bopp ci problème yoo xam ne après du ñu xam ni ñu ciy génnee parce que boo déggee tey ji maire bi naissance keroog sama yaram dafa daw moom nee na ba dèjà moom coow lekk bañ ne Fatima dafay bokk ci élection yi coow la amoon ndax famille bu ñu bokk ndax ñëpp xamoon nañ te peut-être xamoon nañ ni milieu bi baaxul mu dégg si lu nekk moom xam na ni moom am na confiance si nu mu yore doomam am na confiance si doomam mu nangu mu dem mais après gis nga ba affaire bu ñëwee dafa mel àdduna moo daanu ci kawam tey jii gis nga musique bi noonu la mel musique bi ñu bëri bu ñu fa daan dugg bu njëkk seen waajur dañ daan bañ histoire nangolo daan nañ ko dégg ba ci ay Youssou ñu bëri seen waajur dañ daan bañ ku ñu dugg si parce que xamoon nañ lu ci nekk tey jii làmb ji am na ñu bëri ñoo xam ne seen doy bañ fay dugg loolu lañ daan wax donc dafa bëri ay mbir yoo xam ne pourquoi nag léegi nag loo xam ne ñun moo gën a sacré si ñun à chaque fois mu nekk danger tey jii man ñeewuma tey animatrice bu taxaw di dawal kat-katam wala bu taxaw di solu cher ci télé bu kenn xam buñ lijjanti nu mu ko amee foofu na Sénégal toll fi mu nekk nii moo tax il faut que ñu jug taxaw def temps mort xoolaat suñuy jikko defa retour jëlaat ñuy valeur yu baax si ñun rawatina jigéen ñi parce que yëpp boo xoolee aussi jigéen la doo xam naa ñu ngi naan fu jigéen bonee góor a ko yàq ak nu mu mënta mel ak ñun sénégalais nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu doxalin bu ñu alal jaral ñu jaay suñu ngor lépp lu waaye mën a jot muy sa wërsëg ala kulli am yàlla bind na ni balaa ngaa dudd di nga ko jot Seydina siiw à tout prix bi tamit buzz à tout prix bi ba mu jaral la bu fekkente ne benn télévision la nga xool kan mooy directeur de programme lu mu la defloo nga def bu dee élection ministre ki nga xam ne mooy def sélection lu mu la defloo nga def bu dee casting la siiw à tout prix wala buzz à tout prix boobu tamit loolu tamit foofu ñu wax ci tamit ci xale jigéen yi waaw foog ñu wax ci mais loolu lépp c'est dû à la pauvreté xaw ma bëgg wala bëgg a siiw mais peut-être ñàkk mën a si dugal bëgg ne ta bu ñu siwee tey dinañu am ko yoo xam dina leen war a mën a génn si misère bi ñu nekk mais loolu lépp pour lan loolu utewul ak dara ak jaay sa bopp tey jii pour man dama ne ñu koy def ne war nañoo mën a am carnet sanitaire comme ni ko ñuy jaay seen bopp di amee parce que loolu la ñuy def en fait te daf ci bari Sénégal tey bu ñu dee ba dëkk boo xamante tey jii kaay bon moo fa gën a yomb kaay baax bu ñu dee ba dëkk boo xamante ne ñi def business yëpp ñu ngi koy defee ci ay appartement meublé ak ay auberge pour mën a am xaalis gu bari ndax moo fa gën a dox nañu xoolaat suñu bopp réew maa ngi yàqu te lii nekkul moom lañu suñu maam yi bàyyil du valeur yi la ñu bàyyil donc ñun liggéeyatuñu ngir suñuy doom ëllëg te ko wala ñun Sénégal gu bon la ñu war a mën a jox suñuy sët ëllëg ak suñuy doom te ñun ñuy bàyyi ñu Sénégal gu baax moo tax gis nga ci internet yeeg médias yu bari yi nii pour man lu gën a yàq jikko ci la bokk
ci naka bu njëkk benn télé lañu amoon non xaaral bu njëkk benn télé lañu amoon RTS ñëpp nekkoon ci jàmm mais xoolal léegi Moustapha man su ma demee ba gis benn télé bu mag muy annoncé di recruter animatrice mi ngi ciy xool taar mi ngi ciy xool jekk yooyu yëpp la ciy xool ci benn xool ci expérience xool ci ay soxla wuñu ko te tey jii ñi ñaaw ñu wax te ñu am expérience mais tey boo ñaawee nga am expérience mën a liggéey kenn du la jël. mais télé nag daf cee bokk nag Seydina télé tamit image daf cee bokk nag. non mais d'accord image da cee bokk loolu lu may nangu la mais nag pas koo xamante ne ndaxanum la wala kuy ñëw taxaw xam jaay sa bopp ko taxaw jóg Moussa ngay ñëw taxaw di dund niveau de vie boo xam ne yow sa directeur sax dund ko déjà tey jii yow bari na ci gis naa sa RTS léegi ñoom seen journal 20h gars yi ñu ngi naan léegi kenn doon xam naa ñoom Alioune dégg naa journal RTS 20h dootu leen rawati léegi ndax ku koy présenté donc loolu la ci baax d'accord mais bu mu tax tamit ñu jaay suñu bopp bu mu tax ñu jaay suñu ngor nañu jàng fu jàng waree nañu def loo xamante ne tey jii bu ñu ko defee ëllëg mën nañoo siggi partout mën nañoo siggi suñuy digg morom mais tey Miss Sénégal bi bu ko ay waajuram bëggee nañ ko téye bu mu leen dàgg benn cérémonie ñu bàyyi ko. d'accord nga ñu dagg ko Miss Sénégal bañ a amati Sénégal. d'accord naa ci parce que amul lu ñu njëriñ en fait ban njëriñ ñu amal ban njëriñ lan la ñu apporter man laa fii bu ne def na da ci dépense 200 millions de budget mais waxul dëgg moom après 200 millions da koy dugal après lan lay ci gagné lu mu ci am mën a am ay fii mën leen a jaay lu mu ci am kon naka lay war ku def 200 millions yaa ngi xaar am 250 wala am 300 millions comme retour donc nañu wax 200 millions yu mu wax fu mu ko dugal. mais est-ce que lu tamit sponsor ku nekk boo ñëw indi déplacement yeeg yooyu est-ce que loolu moo tax mu ne 200 ban dégg nga tout le temps ministère yaa ngi jooy sponsor lan lañ leen jëriñ sponsor lu ñu leen di jëriñ bu dee Grand Théâtre ñoom dañuy bokk ay partenaires lañu sponsor yi nii ñoom ñooy jox ministre ñoom ñoo leen solal am ñoo xam ñoom ñoo leen defal pause ongle pendant une année am na ñoo xam ñoom ñoo leen joxal lu ñuy sol lépp donc lu mu ciy def faut pas aussi ñi jéem a nax quoi Miss Sénégal apporté lu Sénégal dara dugalul ci gafa réew mi dara dulul yàq suñuy doom dulul yàq suñu image dulul saltel suñu réew loolu kese la. ok waaw Moustapha baal ma rek donc bala ma lii parce que fi muy waxee man je suis pas trop d'accord ak moom fi muy waxee àndul dafa bëgg ñu dakkal Miss Sénégal pour man Miss Sénégal mën na continuer de am mais comme ni mu suggéré tout à l'heure mooy que ne le ministère de la culture nekk trait d'union bi encadré ko fexe ba nga xamante ni la culture sénégalaise la beauté de la femme sénégalaise aussi dinañ ko mën a mettre en avant dans le monde mais ci anam yi mu gën a rafetee ci anam yi nga xamante ni moom la ñuy gën a wegee Sénégal alors ci façon bi nga xamante ni noonu la ñuy defee concours bi également ñu xool ko parce que man je ne suis pas d'accord ab Miss nga ne da nga koy représenté mu xool ci taaram ci jongomaam ci xam-xamam ak ci yaram ak dalam ak mën a représenter dignement le Sénégal nga di ko fecculoo ay lëmbal yu nga xamante ni mara day taal sur scène c'est-à-dire loolu amul benn sens si concours bi am na yoo xamante ni gis ko ba encadré ma nga xamante ni bu ñu demee def li ñuy def après delluwaat mën a reposer wu préparer waat le lendemain mais nit bu nga xamante ni day participer ci benn concours alors nga di ko defloo ci guddi bi lu nga xamante ni le lendemain yenn question yi nga xamante ni war nga ko mën a poser sax du ko tam donc du am benn réflexion bi yooyu aussi je pense que ni war na ci effectivement je suis d'accord que ni le ministère de la culture kenn ëppale wu ko responsabilité ci li nga xamante ni moom mooy am parce que événement la bu nga xamante ni culture lay promouvoir et que là bu fekkee le ministère de la culture si li jot a am yëpp du ci encadré donc moom mooy ki nga xamante ni war nañu ko duut baaram parce que quand même lu toll ni Sénégal wala yeneen ak mënul fi am ministère bi du ko encadré comme ni muy encadré ñeneen ñi nga xamante ni dañu nekk secteur boobu parce que lu fi mën am ci sport mais ministère de sport moom la ñuy duut baaram économie ministère de l'économie la ñuy wax et cetera donc secteur bu nekk nga xamante ni moom moo koy gérer moom moo war a def ba nga xamante ni dañu koy encadré ba yenn jéey bi mais bu fekkee ne ci culture kese la ñuy gis yu mel noonu donc le ministère de la culture aussi war nañu xoolaat seen taxawaay li nga xamante ni moom la ñu war a mën a liggéey ba nga xamante ni cinéma yeneen ak yeneen yi nga xamante ni moom moo la culture ñu jaarale ko ci yoon bu mu war a jaar ndax culture moom mooy tax ñu mën a jaay aussi la destination Sénégal parce que dina attirer tourisme bi dina tax ñu nga xamante ni boobu secteur boobu mën a développé wu mais je suis pas trop d'accord quand même ci ñu arrêté ko mais nag nangu naa comité bi ak scandale yi ñu def yëpp
ñu seppi leen ci ba mu set ci organisation Miss Sénégal ñu jël comité bu nga xamante ni vraiment comité ay nit yu responsable la et puis moo am ñu leen di surveillance bu war et puis nit ki nga xamante ni dañ leen di maye di gët nga xamante ni kenn du sañ def yenn yi et que encadré également manager xale yi ci encadrement bi nga xamante ni moom moo war bu ñu ñëwee ba nga xamante ni ñoom dinañu mën a alerter à temps ne serait-ce que ñu teg benn numéro vert bu nga xamante ni bu amee ko nga xamante ni def nañ la lu ñu war a def en anonymat nga mën a woote alerter ñooñu ñëw saytu mbir yi ñu mën a xam moo fa nekk ñu génne ko def ko sanction yi war continuer seen événement. ok Seydina ban commentaire. d'accord naa ak sur lu Aliou parce que li moo tax aussi débat baax waxtaan bu baax parce que tamit fàttoon naa carrément aspect bi nga xam mooy aspect tourisme bi bu ñu xool tey Sénégal suñu tourisme dafa dee daanaka donc ay miss yi tamit war a mën a tax loo xamante ne day gën a war a mën a taaral mbirum image Sénégal mais anam yi ñu koy defee moo ñaaw image yooyu nga ñëw invité ay naar na leen kii te jugal fecce ko ci feccoor ci kaw table bi ëllëg nga war a jël benn thème boo xamante ne ay valeurs de la femme ëllëg yaa ngi jël thème war ko traiter les valeurs de la femme yow miss bi nga xam yow mii li nga def démb ñaaw na ñaaw boo xamante ne ñaaw jéggi na ko sagalul deru jigéen yow mii organiser ko sant nga kii démb loo xamante ne lu ñaaw la tey nga bëgg wax loolu nañ thème les valeurs de la femme déjà foofu la ñaawee ko en fait moo tax na ministre de la culture jël ay responsabilité état du Sénégal justice bi bàyyiwuñu kenn parce que lii dafa nekk coow loo xamante ne ëpp naa bàyyi ginnaaw Sénégal nag dañoo tàmm coow lu jug ñu wax ci une semaine beneen bu ñëwee suul bële indi bële dégg ngeen fan yële daan nañu ay mbirum passeport diplomatique il faut déjà sax xam naa dama ciy profité wax ci parce que il faut tamit gars yi jug fëgg du ñële levé na si union parlementaire deuxième déjà ñu ngi koy commencé fàtte te du yoon affaire jaari saw ñu ngi ko doon wax mu gaar jékki-jékki bàyyi ko bii ñëw bu ñëw suul beneen ñun ñu la ñaar dundee ba kañ benn dossier yeggul. c'est vrai du benn coow wax lañ koy suul moo am njaxantal te bëgg naa yéen à partir de suba fu ngeen waxee gars yi ngeen dégg Moustapha poser le débat laajte député yi fan lañ toll ak lu yoon di xaar. ñu ngi koy war nañ leen convoqué je pense que jàppaloon nañ leen date dinañ leen déglu semaine prochaine incha allah. tant mieux. dinañ leen déglu en tout cas kontaan naa trop ci. non balaa may yëkkati jotaay dafa am loo soulevé léegi dama bëggoon si abi tuuti rek mooy affaire Mougar bi. bëri ñu am na lu ñu ko traité prix concours ba ban commentaire nga si bëggoon ne balaa ñëw tëj. commentaire moo ci wax mooy parce que man wax dëgg yàlla yàgg laaj ñu ma ci mais man loo xamante ne liir ma ko tamit mënuma ci àddu lu bëri parce que ñeme yàlla tamit wax dëgg yàlla wala ñàkk a maanu rombul loo xamante ne liiroo ko wala dara nga ci bëgg indi sa commentaire mais nag lu ma bëgg a xam mooy sénégalais la indi la ndam loo xamante ne aussi partout dans le monde dañ naan c'est un sénégalais pour man ku ñu war a soutenir parce que man damay jàpp ni lépp lu ñëw rek dañu ko xoolee suñu ku nekk xoolee ko suñu bopp Mougar liiruma livre bi wax dëgg yàlla mais tey boo xoolee aussi lu mu ci wax boo xoolee ñun dem naa Bercy boo am na coow yu bëri yoo xamante ne am na ci mais bon nu ñu ko traité ànd naa si parce que gis naa ko mais nag côté bi nga xam ne ñoo xam ne dafay dooleel góor jigéen yooyu côté bon liiru moo ko de wax dëgg yàlla mais bu dee loolu am na mënuma ci ànd mais yenn extrait yoo xamante gis naa ko ak yenn comportement yenn sénégalais ak ñun nu ñuy dundee wala dara am na si bëri yoo xamante ne aussi ànd naa si ak moom donte nag ay extrait laa ci gis liiraguma lépp xam nga extrait moom mooy loo xamante ne boo ko jëlee dagg ku la neex nga koy daggee après mënoo xam ne ko jut ak li ci topp c'est vrai beneen cas bi tamit moo bëggoon ñu ko jóg mooy jaari saw tontu ko mu tontu woon après mu mujjee génnaat di rectifier woon c'était une façon de vous dire je vous emmerde après mu génne di rectifier waat ne loolu ñu ko doon critiquer la waxoon tontu boobu ban commentaire nga defaat ci loolu kooku moom déjà xale bu yëg boppam la xale bu ñàkk bon mënu ma sax ñàkk yar mais dafa en fait ku manque respect askanu Sénégal la tey ñu ko doon critiquer yëpp tey ñu ko doon critiquer yëpp xam nga ma la ñu critiquer ko parce que ñun dañoo sonnoon ci moom xam nga tey Moussa mënoo sonn si nit ki fu nekk nga wër ko fu nekk nga jàppale ko fu nekk nga wax ko nekkate yoole wi si nax su bakkanam la nekkoon mais loolu du la neex ñooñu foofu lañ ko critiquer mais jaari sow Sénégal yëpp a ko jàppale moom dafa waroon a boole lu ko neex lu ko naqari boole ndoon ñëpp remercier ndax képp ko critiquer rek jàpp ni sonnoon nga ci xeex bi moo tax ba ci muy média yi muy presse bi muy sénégalais de la diaspora yi muy des say collègues étudiants muy le sénégalais lambda ñëpp a sonnoon ci mbiram
ku nekk dem képp ko xamante kuy yaay kuy mère de famille kuy père de famille dem nga ñaari pour jaari sow feeñ am na ñoo xam dañ daan ci seen xaalis dem di seetlu dem di seetlu pour ñu leen xale yi mi ngi si jàmm donc ñooñu ñëpp def ko ndekete yow yaa fi nga dem yaa sa tey bakkan nga fa demee mais loolu da lay métti. c'est vrai na xam na comprendre Sénégalais yi foofu lañ ko meree moo tax bu fekkee dafa pare na ay saaga leen si tegal kooku ñàkk yaram la manque de respect la dañ ko nangul mais xam nañ moom Sénégal moom wax dëgg yàlla dañ kaa soutenir du début à la fin ba keroog muy ñi xam ni fu mu nekk moo fa yóbbu boppam moo fa bàyyi boppam Sénégal yi retiré wu xam ni kat kii kon jaratul woon jàppale mais teewul ni ñooy dañ kaa bañ wala dañ ko dara ñëpp ko jàppale woon bu pare lii leen di remercier lii la leen fayee kooku xelam moo toll foofu. jërëjëf Seydina ma jaajëfal la bàyyi la nga def sa kàddu gu mujj ñu yëkkati jotaay bi. waaw maa ngi lay jaajëfal Moustapha kontaan ci yow trop kontaan aussi si DG Aliou Top rafetlu tamit jotaay bu baax a baax di wax dëgg yàlla kontaan si di ñaan émission bi aussi mu nekk njariñ ci ñi nga xam ñoo koy seetaan ñu jëlee si ay jàngat yu bari yoo xam ne aussi war ëllëg tamit war nañoo war a mën a yee te yéen da ngeen a yor média bu am doole te je pense pas que aussi ëllëg di ngeen mën a poser le débat jéem a xool comme ni ñu ko waxee sànq ci wàllum casting yi ci wàllum émission yi ci wàllum miss yi jéem a poser le débat daal pour waxtaan si je pense que loolu day jëmale Sénégal kanam moo tax mais tout le temps bu ñu nekkee ci politique nekk ci politique rek coow yu bari daf ñuy échappé te lii yaakaar naa moo gën a am solo sax ay débat politique wala coow politique parce que lii avenir suñu réew avenir ñun ndaw yi da cee nekk avenir suñuy séeréer si nekk ñu bari seen avenir da cee nekk donc loolu lu ñu war a mën a bàyyi xel la di leen jaajëfal bu baax bu amee loo xam ne daf fi dëng maa ngi ciy jégalu bu baax a baax su ma ci waxee tamit loolu noonu maa ngi ciy jégalu ngeen baal maaq xam ne dafa rek moo ñu taxawoon jóg lu ci baax nag suñu borom la moo ko def donc jërëjëf. jërëjëf Seydina ñu lay jaajëfal ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne seqoon nga ak ñu di la wax ne namm nañ la nag xam naa boo ñëwaatee rek ñu def ko comme ni ñu ko daan defee ci studio bi dafa émission non léegi rek beneen suñu prochaine débat boobu ci plateau boobu lay nekk incha allah. ah waaw baax na ko ñu ngi lay xaar en tout cas chaque fois plaisir lay doon rek ñu recevoir la fi suñu studio yi ñu lay jaajëfal di la encouragé tamit si liggéey bi ngay liggéey ci diaspora bi ak suñu naataango yi nga ko nekk lépp di jaajëfal suñu mbokk. jërëjëf ñu doon suivre xam naa prochainement